asalaamaaleykum suñ mbokk internet yi tey ñoo ngi am mbégte ak contentement di dalal ci émission seen keppaar ci biir SDTV gan gu màgg di monsieur Abdou Latif Coulibaly liggéey bu rafet ci biir Sénégal ci wàllu journalisme ak ay këru xëyukaay ñoo ngi lay bàyyi nga nuyoog suñ mbokk internet ci SDTV. salaamaaleykum mbokk waa SDTV am mbégte lool di recevoir fii suma kër man nag maa ngi juddoo ci dëkk bi ñuy wax Sokone ci 20 fan ci weer bi ñuy wax weeru octobre. gannaaw ma loola weesoo maa ngi lay dalal jàmm fii si suma kër. équipe boo xam ne bi li ma jot a gis ci ñoom dal na xel yàlla may leen xarañ te liggéey bi ñu ngi koy def ci yar tekk ak teggin sawar lool nekk yéen fi bëgg a waxtaan ak yéen. kóolute gi nga xamante ni le président de la République du Sénégal am na ko ci Abdou Latif Coulibaly c'est par rapport aux preuves yoo xamante ni wane na ko ci réew mi wala par rapport ak preuve yoo xamante ni wane na ko ci lu mu la dénkoon la. lu yàlla tudd ak mébét bu mu am ci man ak yaakaar bu mu am ci man loolu nga wax bokk na ci waaye président na li tax muy nominé moo ko xam yow daf lay woo ne la jox naa la confiance dugg nga ci gouvernement bi nga nangul ko loolu daal li ma xam daal. def naa ko am cofeel la ci man gis naa ko. am na wóoluteet ak yaakaar ci man. jërëjëf te yaakaar boobu yàlla bu mu tas sax ñu gis ne le président Abdou Latif Coulibaly dafa génnee ñaari livre ci régime Macky Sall premier livre bi wax neen ko léegi mooy le Sénégal sous Macky Sall beneen bi temps yi moom la Sénégalais yëpp di lire Sénégal l'histoire en marche livre yi nii film bi pourquoi vous avez décidé d'écrire. waaw xam nga. c'est pour défendre le président. waaw xam nga bala may défendre président suma bopp lay xalaat parce que dama nekk ci dara jàpp ci te gëm ko ma yaakaar nit boo nekkee ci dara muy lu baax mu cay def lu baax ngeen war ca mun a wóy dafa nekk sa responsabilité personnelle. nga jéebaane loolu ci jéebaane bu baax parce que nit def lu baax biral lu baax nga fekkee ko seede ko def naa lu bokk na ci bëgg-bëgg yi nga xam ne suñu borom subhanahu bëgg na ko moo tax ma def ko. ñaareel ba it dafa fekk ne nit ñu bari dañu réere xamuñ waaye bu ñu xamoon xëy na yenn xarab yi ñu xarab danañ continuer xarab waaye am na ci yoo xam ne poñ yoo xam ne dootu ci xarab parce que dañu wax ne ñàkk xam mën na jur lu bari ci àddina bu dee suma livre bi xamal na moom fukki Sénégalais rek ci li nekk ci réew mi dama ci sant yàlla. ñetteel ba it mooy boo àndeek nit combat ba ngeen engagé ñaar da nga ko ca war a jàppale fësal ci sa bopp di wax li nga xam ne buñ ko déggee mu nekk loo xam ne lu baax la. ma ne kon loolu dafa bokk itam ci ngor ñu ne boo la ko jiyee yooyu nga delloo ko ba mat sëkk parce que sëñ Ali 10 millions Sénégalais ak juróom ak lu topp lañ gouvernement lu mu bari ñeent fukki nit la ñuy doon lu mot juróom-ñaari at nit di la ca boole nga cay bokk. ngay wax ak moom di jëf ak moom muy def ba di la jox ngay exécuter la mu wax da nga ko yoreel ngërëm damay wax toujours dugg ci gouvernement mooy li gën a jafe waaye génn ci lu yomb la dugg nag lu jafe la boo ci duggee lu moom ñaari at nag juróom-ñaari at am na loo xam ne dafa war ci yow parce que du dugg rek am bànneex ba moo war lépp loo xam ne liggéey la dafa am jafe-jafe dafa am ay inconvénients. tout humain mérite. voilà jël li nga xam ne mooy avantage yi rek la nga xam ne moo waroon nekk inconvénients yi nga bàyyi ko loolu yaakaar naa ne du ànd bu rafet parce que boo bokkee ci gouvernement di nettil la ngay wax di nettil la nga gis ñi nga xam ne àndul gouvernement dañ la gële fu nekk ci àddina dañ la ŋàññi
dañ la saaga dañ la xarab dañ la wax loo xam ne lii sax doomu aadama mën koy xalaat am nañ ci dem ba bañ la bañeel laa la wax dem ba yéene lu bon loolu dafa bokk ci li nga xam ne dafay ànd ak engagement waaye boo bokkee téye sa làmmiñ waxoo génnoo bokkoo c'est la nga nekk moo xam ne mooy lu yomb la rek nga ne. da nga taxaw ne vous ne défendez pas le président Macky Sall mais votre engagement boobu noonu pourquoi doole jooj noonu nga jox ko. joxuma ko doole mooy li ma wax léegi rek expliqué naa ko boo nekkee ci dara bokk ci bal mel ni bokkoo ca dafa ànd ak loo xam ne neex na la parce que am nga ndombu tànk yore oto ñu lay woo boo yooyee ñu jox la wàccuwaay ngay am salaire boo xam ne Sénégalais yu bari amuñ ko ngay wax ñu lay déglu bu dee loolu ci nga yem rek sa engagement yeggagul am tubaab bu wax mu ne engagement boo xam ne dafa ànd ak noppi ne tekk tekkaaral doo wax engagement boobu des na man loolu ma ko gëm ki ko wax nasaraan la waaye li ma gëm mooy waxu yàlla la wax nee na boo ànd ak nit ngeen nekkee ñaar di jëflante nga ne tekk tekkaaral noppi waxu la ca dara la nga xam ne ca la ne te mu nekk lu baax defe naa defoo sa engagement des na. raison pour laquelle. moo tax man ci li ma nekk ci li may wax lenn rek laa ci ragal xëy nga ubbi livre bi ne lii la te wax na ko amul du dëgg loolu rek lay bañ waaye lépp lu ma ci wax dafa am fu ma ko wér dafa am fu ma ko gistoo loolu nag mooy suma engagement vis-à-vis de man ci suma bopp ma jëmale ko suma bopp waaye jëmale ko nag ci suma njaboot commencé ci sumay doom par rapport parce que sumay doom jàng nañ école macha allah mën nañ lire li may bind bala may xalaat kenn ñoom la njëkk xalaat bëgg naa bu ñu commencé di lire livre bi commencement ba ñuy fin duñ ci am luñ ma ci xarabee wala duñ ne suñu papa bind na lii waaye du dëgg loolu rek lay seet ñoo ci wax leen nag yooyu yëpp su ma nekk. samedi bi passé da nga def publication benn œuvre mooy tudd Sénégal l'histoire en marche après un septennat bien rempli pourquoi. lu yomb xam na dama ne ginnaaw ba mu fa defee juróom-ñaari at. waaw may bàyyi ma ne gannaaw ba nga xamee ne def na fi juróom-ñaari at ci ñi am seetlu am ràññee war nañ mën a nangu ne mandat bi mu fi def juróom-ñaari at du mandat boo xam ne mën nañ ko neenal am na jéego yu bari def na ko fi neewuma nag jeexal na lépp matal na lépp waaye dama jéego yu mu def dafa baax. jéego yu yan genre jéego dinaa ñëw. dama ne jéego yooyu dafa baax. ñun ci suñu bopp ànd ak moom xam ko ñu biral ko. ma ne dese na ko juróom-ñaari at Sénégal juróomi at Sénégal yi joxaat nañ ko ko. am nañ ci yaakaar buñ ko amutoon yaakaar duñ ko falaat. kon mën nañ ma koy nangul. am yaakaar moo tax ñu falaat ko. boo xoolee livre bi dafa am ñetti xale. ñaari xale yu góor ak benn xale bu jigéen. ñuy xool ci géej gi dafa teg ñaari mbir xale yi ñu ne seen gis-gis yëpp ak seen bët fi ñu ko teg mooy ci biir géej gi dafa war a soxe ko ñëw ci ñoom bu ñuy màgg seen màgg gën a neex bu Abdou Latif ak bu Ali nañ fexe moom mi fi ne tey ba li nga xam ne espoir bi ñu am ci géej gi muy pétrole ba gaz bi espoir boobu buñ ko bu mu daanu comme défi la. oui c'est un grand défi. mooy loolu défi bu mag la. xale yi seen bopp défi lañ parce que ba muy jël nguur gi soo jëlee téeméeri xale yi Sénégal bu nekk juróom-benn fukk ak juróom ya mënuñ liggéey dara mooy amuñ métier amuñ formation juróom-benn fukk ak juróom xam nga ko di mel pour nga utal ko liggéey day jafe mu doon défi bu mag ci moom mu am ñu ci jéego wax naa ko ci livre bi waaye gannaaw loolu man ne nag li nga xam ne moo gën a am solo mooy ñun bu yeggee ci cappaandaw la li nga xam ne mooy gaz bi muy pétrole bi na nekk loo xam ne luy suqali Sénégal la waaye du nekk luy suqali ay doomu aadama yoo xam ne ñoo ci bokk ñi ci bokkul bokkuñ ma ne it nag bu ma delsee ci juróom-ñaari at yi dafa am loo xam ne lii nga ne
bien rempli. waaw bien rempli. certainement bien rempli. xam nga yow di nga neex a waxal Nioro nga dëkk. waaw. man Nioro laa dëkk. Nioro suma diggante kër maam Elimane Awa. kër gu maam Elimane Awa ñëpp xam nañ ko. xam nañ ko bu baax. ak surtout suma kër Mamour Ngoto. daanaka amatul woon mbedd ñun bañ nekkee Nioro di fo dañ naan football foofu. raame yi gas dëkk ba amul foo jaar. ci biir quartier bi diggante kër ak kër daan def pont di fa jaar amati na fa. Nioro boo jógee ci église bi ba ngay yegg Débouray soo jógee Débouray ba ngay dem boori préfecture fu raban nekkoon sakk nañ ko des na boori SP loolu léegi mu def Nioro daf ko def fu bari. mais loolu Nioro commune kese la te département bi tamit moo ngi ci biir. yow ñu mën a wax loolu boo jógee Bakunguna jaar Koutango te ba nga yegg Kular Socé yoon wa defar na ko soo jógee Sokone Dramé Escale te ba nga yegg si Nioro piste production fa boo ñëwee Kout bala nga yegg Nioro Kër Maba te ba nga yegg Kër Paté piste production nga fa maa ngi biir Nioro laa nekk de. te génn ko Nioro te war nga wax. soo yegsee Nioro boo julloo Kër Katim Jama boo demee Payoma soo jógee Ndofane boo génnee Ndofane boo jëmee Maabo Taliba nga fa def nañ fa piste production li ma lay wax waxuma la waxu caaxaan. c'est vérifié. foo munti taxaw fu doon wëgg ci teen boo xam ne téeméeri mètre la yaa ngi ubbi moo xel yi département Nioro. fekkee naa Paos Koto final coupe lu ma fukki ambulance ak ñaar ñu teg ko kay moo xam na ambulance Kër Maba am na ambulance fu ne am na ambulance yow loolu boo ko gisee nga teg ci sa bët doo ko wax. le maire Alimane. ñoom ñëpp gis naa ko kenn waruma ko. maa ngi wax Nioro rek lay wax. waxuma fa mu jógee département Foundiougne. maire bi moom moo ko joxe woon Alimane. maire buy mën dara kan moo ko man loo dara. maire yi mënuñ dara fukki ambulance ak ñaar yi Alimane lan moo tax mu ne fa mu ne ba tax yàlla population wotal nañ ko su amoon jàppale ne yegg fa mu yegg. mais gisuñ ko mu yar ndooma tànk ci gouvernement bi. xam nga gouvernement la nga réeré du moom muy état rek mairie état la. démembrement de l'état la. état la. dafa am loo xam ne dañuy yow maire yaa fa gën a war a jote maire lépp lu am gouvernement moo jël jox ko décentralisation la décentralisation ñaari mbir moo am ci nga xam ne noonu la ñuy yoree dëkk yi déconcentration mooy préfet yi sous préfet yi gouverneur yi décentralisation mooy maire yi li ñuy wax dafa am fonds li ñuy wax fekk dafa am fonds de dotation bu ministère bi wootee budget ministère décentralisation ministère bu gouvernance locale ñooñu li ñuy dundee ci biir état lañ koy joxe bu loolu weesoo Alimane moo def yoon yi piste de production yi mën a loolu li am solo. te aussi ndox mi ku ko def gouvernement bi kaay ma jox la suma département yeggaguma fa département Foundiougne su ma jógaan Ndakaaru jëm Sokone 7 heures gisuma yaay ba yàlla yërëm bu ñëwaan boo ko yóbbu Sokone bëggul woon fii dara waaye yoon wi boo demee bu ngeen xëy ku dugal suma oto ñu départ ne Abdou Latif yoon wi laa jàmbat bi yéeg parce que bu yéegee tànk yi métti ndigal lépp juróom-ñetti waxtu nga daan def ndeysaan juróom-ñetti waxtu bu naa waay Sokone nag buñ jullee rek départ suñ départ 7 heures xam nga ba la yéeg tisbaar ndax yoon yu bon te loo xam nga ñoon 1998 ba 2013 noonu la yoon wi mel mu ñoo defal yow sax xam nga li may wax Nioro boo romboon Koutal bi ba ngay yegg poste ayib kër ayib gurung rang rek ngay nekk ba mu jeex boo yeggee Fatick bi ba ngay yegg Casamance boo jógee Fatick bi ba ngay yegg Banjul yoon wi noonu la meloon sëñ bi loolu mu defar ko
waaye mu teg ci def autoroute bu jëm Touba man dama naan nangu suma oto daw ba yegg Bambey du ma dajeeg oto Bambey ak Fatick fanweeri minute laa koy daw oto yu bari wuñ fa te mu ngay defar pont bi ñeent fukki milliards ak ñaar léegi fu ma doon def juróom-ñetti waxtu juróom-ñaar bi juróom-ñett ñaari waxtu genn wàll laa koy bu def bu soobee yàlla bu ñu joxee pont bi waaye ñun ñu gis loolu mais mënuñ ñàkk a wax ne waa ji liggéey na xam nga day naan lëg loo ko bañ bañ nga xam ne nopp yi taxaw na te mën na daw bi mu ngi koy def xaaral ma ñëw des na. laa ilaha illallah li ñuy wax île yi xam nga da ngeen koy dégg rek île yi li ñuy wax île du Saloum fanweeri île daanaka la fukk ak juróom-ñeenti ba si ñaar fukki ay nit a fa dëkk ay dëkk lañ 1960 ba 2014 ñaari forage la fa gouvernement sax deful ko Caritas mooy li nga xam ne ab association boo xam ne église moo ko taxawal ndax bi ñoo ko taxawal ñoo fa def ñaari forage gis nga ñoo jox à part Thionckessil benn village ëpp ko Sénégal Nioro soo demee Nioro war village boo xam ne war na mu fukki junni nit ak nangam ndox du fa daan am waaye ñooñu xanaa bokkuñu ci réew mi xam nga fan lañ jëlee ndox moomu dafa dem Tassette fii ci Thiès lañ ko jëlee ndox ma jël tuyau yi xëcc leen dugal leen ci biir géej gi ñëw tuyau bi yegg fa ñu waa Sangomar ñëpp di naan ñëpp di sangu xam nga lu mu dafa dem ba dëkk ba ñuy wax Simon Diène ca weti Banjul ñu gas fa juróom-ñaari forage lëkkale leen def tuyau yi ñu dugaat ci biir mangue bi xam nga ni mangue mooy mangrove mooy mangue bi ñu dugal ko muy jaar ci bolong yi naan nii bolong yi ba yegg fa mu jëm tund woowu yëpp am ndox Ngajoor Munde Bawut fu ne dem ñaar yo Férié Ñoojoor ñëpp am nañ ndox ñu ngi naan sant yàlla barki di moo njaay am nañ seen électricité waaye xam nga ñooñu boo toogee dana wax ne waa ji liggéeyul dana yow yéen boolewulee ñu ci réew mi comme liggéeyul tam defal ñu loolu yëpp du foofu rek xam nga kañ la président de la république bu Sénégal géej fa la ñuy wax koo fee ñu de sàmmee nag yi ak kii nu mu tuddati waaye maa ngi fàtte waaye li nekk ci Linguère foofu waaye xay ma tey mbaadu daara amoon na sax président bu xëyoon ne maye na ko ba xëy rek ne maye na ko wax dëgg yàlla def comme ko may nag comme yàlla ko màggal jox bu xel mu doy waar moom mu xam ne dana jafe mu ba foofee daara Jolof ranch bi ñu wax ranch Doli dama ngeen wax sàmmkat yi ne président deful fi dara ba xam lu ñu lay wax dama nga wax béykat yi ne président deful fi dara ba ñu wax xam lu ñu lay wax man li may wax waxuma suma bëgg-bëgg damay wax loo xam ne dama ci teg suma bët nga teg ci sa bët xam nga boo nekkee fii Ndakaaru yàlla may la gan Ndakaaru loolee doo ko gis da nga koy xeeb li la soxal képp mooy li nekk Ndakaaru la ngay am Dakar weer de nga fay ko sa salaire toog yow yaa ngi fay ndox yaa ngi fay courant yaa ngi mën a jënd ndox waaye am na ñoo xam ne xam nga lu béykat yi jëndee paani ndox ba forage amul ñu def asifor yi xam nga ñaata la ñun fi ñuy fay ñaar fukki dërëm lu tolloo genn paan ñoom juróom-benn fukki dërëm lañ koy fay. ay robinet mbedd amoon na. loolu da nga ko fi gisati woon moom ci boppam dégg naa ko muy wax nag ngeen mun a xalaatee ñun ñu toog Ndakaaru di am ay solde di am lépp ñun ñu jëndee paani ndox lu mot juróomi dërëm béykat ba nekk fale Fuuta mbaa mu nekk Saloum mbaa mu nekk Fongole mi di ko jëndee juróom-benn fukki dërëm loolu normal la loolu moo indi effort loolu moo indi forage yu bari ci réew mi adduction d'eau yi dem xeex ci lim ci xeex xam nga man dama dëkk ci àll bi xam li loolu représenté waxuma sax électricité
parce que électricité bu amul mën nga taal sondeel mën nga taal lampe. bay bi tamit waxoo si. alors loolu sax tudd ko ma ko mbay mi te lu am solo nga. moo yor ko. junni tracteur ak lu topp jënd ko indi aménagement yu ñu def ci vallée bi ak politique bi ñu ciy def million tonnes ak téeméeri junni tonnes lu mu tudd ceeb ñu ngi koy béy ci réew mi kenn xalaatutul loolu kenn. juróom-ñaari at ci gannaaw soo ko waxoon nit mu weddi ko te ñu naan tembe tey bu ñu demee million ak juróom-benn téeméeri junni dañ toog ba nga xam ne kenn dootu dem jëndi ci bitim réew indi ko loolee du taw ba rek nga ko indi aménagement yi ñu def ci fleuve bi ak matériel jumtukaay yi fa def ak politique bi ñu organisé. ci Sénégal war na dépassé di bay 3 mois donc war na mën a bay 12 mois sur 12. yow wax nga wax ji yëpp léegi gis nga anam bee dañ fay. donc raison pour laquelle ñu ñëw ne septennat bien rempli. loolu laa doon expliquer rek. et par rapport aux défis. défis aywa. pétrole. pétrole bi. gaz. waaw comme yu bëri moo ngi feeñ ci Sénégal. mais dafa am loo xamante ni xaw na tiital ñu bëri. tey insécurité bëri na ci réew mi président. violence bëri na ci. tey état mënta jël police bu nekk wala gendarme bu nekk mu téye benn sénégalais mais ban système sécuritaire de Sénégal war a adopté ci loolu. wax nga dëgg sécurité boobu war nañ ci xool bu baax a baax a baax a baax. feebar yi bëri. waaye malheureusement sécurité bi ngay wax dafa ànd ak développement. dëkk bi ëpp crime ci àddina waaye rey nit waxtu wu ne mooy États-Unis kenn nattal bi réew mu développé la dëkk bi ëpp crime ci àdduna xaaral dama la koy misaal malheureusement li nga xam ne mooy li nekk mooy plus réew mi ñuy xeeñtu développement di avancé lu ni mel dafa bari waaye loolu am na matuwaay yu ñu ci def xam nga fan la ñuy jugé gouvernement mooy équipement yi nga xam ne police nationale am na ko tey ak dëkk bu yem ni Ndakaaru foo taxaw léegi yaa ngi gis lumière yaa ngi tàkk li nga xam ne moom lañu équipé di installé ay caméra de vidéosurveillance ci mbedd yi. équipement yi sax Kaolack amoon nañ ci benn. Kaolack mu ngi am. après mu yàggul dara police retrouve. mais malheureusement yooyu sécurité moom li ñu war a taxaw la gën ci taxawaat. xam nga police. taxaw ci gën ci taxaw. waaw gën ci taxawaat waxtu wu ne waaye plus ñu réew mi di avancé ci koom-koom ak ñu yaakaar samba boy yi dañ fi ne waaye itam plus ñu xale yi di am xëy. ñuy fexe ñuy liggéey loolu mën nay wàññeeku loolu ci loolu ne waaye xam nga problématique d'emploi. waaw xam nga sécurité yemul rek ci biir réew mi sécurité extérieure dafa am. tout à fait d'accord. boo xaymaa li mu dugal ci armée bi ak équipement yi armée Sénégal am tey c'est-à-dire armée bi fi fekk ak bi fi nekk tey bii fi nekk tey soo leen doon tëkkale ñoom ñaar bii moom mun fukki yoon armée bi mu fi bàyyi bi mu fi fekk. fukki yoon laa wax li nga xam ne mooy missile yu yore canon yu yore loolu dañ ko wone assemblée man waxuma dara loo xam ne nit ñi xamuñ ko ak avion yu jëlal armée de l'air ak tey ni nga xam ne bu boobu nekkee ba léegi ñu dégg jëy yi nekk ci sous région bi te ñu am yaakaar ak xel mu dal ne Sénégal préparé nañ ko pour mun a taxaw ci loolu ba mat sëkk sooy wax sécurité aussi da nga ci boole loolu. waaye boo buggee gis ñi ñuy jàmm ci yoon yi agresseurs yi ñuy kii boo ko yemee nag foofu jumte day am sécurité globale lañu wax parce que aussi am na fi réew yu bari yaa ngi dugg attaqué di dem di ñëw waaye ragal naa ne xam nga Casamance nekkoon na ci dëkk yi gën a jafe gis nga côté boobu ni am na ci yaakaar. mais récemment aussi am na ki nga xamante ni chef de rebelle lañ kii ñu rey ko récemment. waaw yéen a wax mbir mi nii foofu rébellion moo fa am règlement compte am na parce que comme ni nga ko waxee yow gouvernement mënut ne fu nekk mu taxawal fa gendarme mu taxawal fa police da ngay gis ñu rey nit. comme noo ko waxee sécurité bi war neen si liggéeyaat taxawaat si. c'est-à-dire réew muy avancé ngay gën a am xarala gën a xarañ da ngay gën a jàpp sa sécurité loolu moom d'accord nañ ci.
aussi waaye damay bañ mooy ñu jàpp sécurité rek réduire ko ci li nga xam ne mooy xew ci biir dëkk bi kaaraange gi nga xam ne dañ ko taxawal marine nationale sénégalaise boo gis li mu am ci ay bateau armée de l'air Sénégal li mu am ci ay avion de combat ak école de formation de l'air ak armée yi nga xam ne moom la armée de terre Sénégal am macha allah loolu looy di sécurité bi taxaw na ci. sànq tey yaa ngi wax waxu xëy ndaw yi loolu tamit war neen si mën a taxawaat def si ay jéego yu rëy rëy. xam nga ndawu Sénégal lu ci bari lu tax amuñ liggéey ñàkk métier ñu nekk ci gouvernement bi sa jarbaat dañ ñëw mbaa sa xamandoon mbala guréegu sa papam de politique ak yow mbala moomul politique mun la man foo mu dugal rek baax na foo mu munti dugal rek baax na nee na 64 virgule nangam % gune yi taxaw ne dañu ul liggéey boo leen jëlee da nga leen jël rek dimbale leen ca départ dañ mun liggéey mais amuñ ba président di ñëw fii soo dee ndaw yi jàng métier ñoom ñëpp ay apprenti lañ ci ñoo xam ne dañ man seen métier bi pare soo jëlee téeméeri ndaw yu nekk fukk ba fukk ak juróom-ñaar ñoo nekk ay apprenti ñi ci des yëpp kenn xamul fu ñu nekk apprenti yi génnul mécanicien génnul maçon ferrailleur surtout ci bâtiment bi waaye tey jii may wax ak yow loolu nga xam mooy nombre d'apprenants ñiy jàng métier gouvernement bi doublé na ko léegi te doublé wu ko nag ca fa nga xam ne lañ daan jàngale bu ci kër mécanicien bi wala kër je sais pas ferronnier bi ak ren non département bi ma dëkk man ñaari école professionnelle ñoo fa nekk benn Sokone benn Foundiougne dama toog suma kër ba benn bés. piloté par le ministre de Dame Diop kuréel bu xale jigéen lu ma juróom-ñetti xale ñëw ñu ngi sol ay casquette ñu dañ soxla ministre bi man ne nañ yéeg ci kaw fu ma nekk ñoo fekk ma fa man ne yéen fu ngeen nekk ñu ne ma école professionnelle bi man lu ngeen a jàng kii ne man maa ngi jaar soudeur la jàng kii ne man fi mu nekk nii électricien la kii ne kii lay def plomberie lay def suma yaram dafa daw mosuma gis jigéen ju doon jàng soudeur Sénégal daanaka électricien bu ñëwoon suma kër fii góor la loolu ko indi parce que dañu xalaataat ci njàng mi formation professionnelle ci loolu lay tàmbalee danañ dem ba à part école professionnelle yoo xam ne 45 départements yi am na ko am na département yoo xam ne seen configuration moo tax ñaar lañ ci am département bu mel ni Foundiougne li ko waral dafa yomb parce que département politique bi ci biir capitale départementale bi lay nekk waaye dafa nekk ne département Foundiougne dafa am particularité parce que Foundiougne dëkk bu rafet bu jekk fa tubaab bi nekkoon commune la depuis 1917 waaye ndoxoo ko wër am ne amul gannaaw. ok loolu dinañ ko nangul Foundiougne mais si wax formation boobu ngay wax président bi la ngay jàll si biir formation boobu noonu est-ce que waruñ ko gën a mën a yokk ba ci université yi parce que da ngay gis étudiants yu pare ba génn dem wuti liggéey ou bien être opérationnel dans le terrain daf leen di jafe bu baax a baax. dégg nga ñu wax li ñuy wax bëri na si Sénégal. dégg nga li ñuy wax ISEP. c'est des instituts supérieurs de formation professionnelle d'enseignement professionnel c'est-à-dire boo amee bac léegi d'abord am nga possibilité dem université maa nga dem ci école yooyu ñaari at nga fay def ñetti at nga fay def dem sa am liggéey école yooyu boo demee Thiès école ba fa ne xam nga lu mu war a def formation au métier du rail mooy ñoo xam ne dañuy jàng nu ñuy poser rail balast naka lañ koy defee naka la ñuy defee tey wagon bi bu gaaree noo koy mun a déplacer yooyu la ñuy jàng foofu xamul tax parce que tey rëbee tax soo demee Kédougou ña fay jàngee ay affaire mine la ñuy jàng xam naka la ñuy gasee or naka la ñuy bokkee ci ngasam pétrole bi ñoom lañ fay former région bu nekk am na benn xam nga loolu lu xarañ la. et aux étudiants qui sont dans le public naka la état mën a def ba opérationnel dans le terrain. d'abord bala nga yegg si université bi li nga xam ne moo gaaw a indi liggéey mooy loo xam ne métier technique la métier technique suñ njàng mi ni muy doxee ak na muy doxee depuis indépendance mooy problème. kon war nañ ko xoolaat. soo ñëwee ñu ngi koy xoolaat soo xam nga dem rek def diagnostic bi xaaral ma wax. war na gaaw parce que ba ñuy wax réforme. éducation nag. boo tàmbalee dara tey.
commencé ko fii ak fukki at ak juróom nga gis résultat bi. les fruits. voilà parce que ni muy demee la ku am bac jëm université ñu am nga bourse buñ la orienté gouvernement bi dugal la di la fayal beneen ji mu jur lim jur ay jafe-jafe. jafe-jafe yu métti sax parce que am na ñoo xam ne xam naa leen ba léegi dañoo am. jarul nga ko xam jarul nga leen ay xam dafa am bourse ñëpp mënuñ ko am dafa am bourse yoo xam ne dañ ko classifié bourse d'excellence wax ngeen ne Mary Teuw dégg ngeen li mu leen ci wax seetaan naa seen émission bi Mary Teuw. ñoo ngi koy nuyu de passage ah. loolu maa ngi koy nuyu ma tam du ma ci del si wax dëgg yàlla kay loolu xam ngeen ko. léegi par rapport ak défi yi yaa ngi ko wax léegi lépp feeñ na biir Sénégal te am na ay génération yu ñuy formé yoo xamante ni si ñoom lañ war a gisee njëriñ bi exploitation bi yan jafe-jafe la mën a am suñ xale yi suñ leen formé wul sur les nouveaux métiers. xam nga ñooñu dañuy wax rek waxi politique lañ bëgg a wax nga xam nga taxaw di xool Sénégal yi ñu ngi jaay suñu gaz bi gaz boo xam ne génnagul gaz boo xam ne ñu nag Mauritanie ko bokk xanaa ñun lu ñàkk fayda am nañ ngor gi ne la nga xam ne seq nañ ko réew mi muy suñ réew suñ nawle ñun ñu bañal ko suñ bopp ñu def lu ko laka sudu noonu te ñu bokkoo ñoom signé ñoom liñ signé ñoom ñun naka la ñu wëlbate ko signé ko ñoom ba pare génn di jël suñu bos di ko jaay d'abord ki koy defar moom bokk ci moom parce que dafa am condition yi ñu signé moom barki démb rek dégg ngeen ñu ne Mauritanie ak Sénégal signé nañ benn convention boo xam ne ak benn filiale boo xam ne BP moom mooy def marketing bi naka la ñu signé kooku moo ko jaay ba pare ñu wëlbati ko ci gannaaw du gis loo xam ne gisaguñ ko nekkagul noo ko jaayee mooy li ma doon wax la ngay wax war nga xool ka lay déglu sa doom ca la bokk dafa ñaaw sa doom wëlbatiku seet la nga wax ñu ne ko du dëgg te am na ci ñoo xam ne seen yoon nekku ci wallaahi dama ne nit soo sàmmee sa ngor ak la nga ne mën nga wax lu nekk ngañ lu la neex ci àddina waaye di wax loo xam ne foo ko seet ñu ne lu dëgg doomu aadama war na jombale boppam loolu. ok léegi suñ la joxoon kàddu gi pour défi yi nga xamante ni moom la ñu war a jël nga lancer un message pour le peuple sénégalais. non man li may wax xam nga peuple bi ñoom dañ ñu yaakaar ne ñun politiciens yi yaakaar ne peuple bi ñoom xamuñ dara peuple bi xam ne de peuple boo ko waxee lu nit mën a dégg ci àddina na ko dégg li may wax nag mooy ñi nga xam ne ñu ngi ciy wax buñ xamul ñu noppi buñ xamee ñu wax mbir mi ngir seen aqulaayu taala. les ambitions. xam nga da ngeen bëgg mu waxaat ko rek xam ngeen ko man dëkk bi nga juddoo yaroo fa te bokk naa xëy na ña fa dëkk ñoo xam ne bëgg nañ réew mi lool sopp nañ ko lool su ma demee suwoon bi doon ci toog foofu ci ron mango gi doon niim ji day mel ni àjjana laa nekk kooku amul loo fa bëggul ak loo fa yénewul lu ma ca man rek dinaa ko def moo xam maire lay nekk moo xam nekk moo maire bu dee affaire maire nga dégg. jërëjëf ñoo ngi amoon mbégte ak contentement di dalal ki nga xamante ni moom mooy le ministre Abdou Latif Coulibaly benn moo si SDTV. waaye di leen ñaax rek ngeen góorgóorlu parce que sites yi bari nañ lool waaye il faut ngeen ràññee seen bopp ci lu rafet ak lu baax nit ñi ngeen leen wóolu waaw loolu rek laa ci wax te ngeen moytu ŋàññeante yi joxe micro ñuy ŋàññi nit rek demul fenn li ma jot a seetaan ci yéen dal na xel. alhamdulilah rabbil alamin